waaw asalaamaaleykum mbokk yi comme ni ma leen ko waxoon nag sànq si introduction bi donc ñu ngi fii ak waa Touba Malaga si marche bi gannaaw ba ñu jàngee wàccee kaamin ba pare gis ngeen kuréel bi xasida yu mu jàng tey ñu ngi fii si marche bi nga xamante ni daaw nañ ko tàmbale une fois de plus ñu def ko waaw kon gis ngeen ni kuréel gaa ngi nii tàmbali yëkkati xasida bi ndeysaan jàmbaaru Sëñ Tuubaa yaa ngi nii nga xamante ni lii ba tey c'est une première laa ko mën a tuddee ndaxte musta am donc mbokk taalibe yaa ngi nii jullit yaa ngi nii képp kuy sénégalais génn nga ànd tey ak mbokk taalibe yi ñu fas yéene liggéeyal Sëñ Tuubaa ndax xam ngeen ni bis bi sëñ bee ko woote woon bis bi sëñ bee ko santaane woon ne le 18 safar nañ àndale santale ko yàlla suñu borom donc gis ngeen tey ñi mun nañu tuddee jàmbaarul islam tey jii ñu ngi nii mbooloo baa ngi nii ànd mu doon lu rëy di doon loo xamante ni nga jafe na si réew Europe ndaxte boo gisee tey jii tubaab yi nga xamante ni dem ak barke démb ñoo doon sonal sëñ bi tubaab yi nga xamante ni dem ak barke démb ñoom maanaam si Zaïre ñoo doon sonal sëñ bi suñ ko mën ko waxee tey jii ñu ngi escorté jàmbaaru sëñ Tuubaa yi ñu ngi tey escorté jàmbaaru islam tey jii ñu ànd di marche yëkkati nataalu sëñ bi yëkkatu xasida yi baat la ilaha illallah vraiment yëf yi daw na yaram donc day li nga xamante ni nii day jullit yëpp maanaam dañoo war a jàng si lii lu rëy ndax gis ngeen ko le 18 safar mu doon bisu sant doon bis boo xamante ni dañuy ànd di sant ba tey ci liggéey bi la bokk ndax sëñ bi dafa ne ànd leen ma sant leen ma suñu borom loolu nag liggéey boobu si la mbokk taalibe yi ne gis ngeen vraiment Baye Fall yaa ngi ne ci ginnaaw ñu escorté leen soxna yi ne ci ginnaaw sama technicien baa ngi may wax naan soxna yaa ngi ci ginnaaw donc xoolal lii daw na yaram nga xam ne nii Baye Fall yaa ngi nii yëkkati baat laa ilaaha illallaah si diggu dëkk bi maanaam si avenue bu mag bi ñu ànd ak mbokk taalibe yi di liggéeyal Sëñ Tuubaa waaw gis nga ba tey ñu ngi may naan soxna yaa ngi ne ci ginnaaw vraiment policiers yi escorté leen mu doon lu rëy doon loo xamante ni lu daw yaram la ndaxte ku gis lii vraiment xam ne tey mun nañ ne l'islam gañe na tey ku gis lii xam ne c'est la victoire du mouridisme c'est la victoire de la religion musulmane te lépp lan la liggéeyul Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul donc gis ngeen soxna yaa ngi nii ànd ci marche bi mu doon lu neex doon lu rafet ndax xam naa ni dinañ sax am soxna suñu woo laaj ko nu mu gisee bis bi nga xamante ni vraiment day bis bu yéeme tey nag ñu ànd seek soxna Bintu Kan nga xamante ni ñëpp xam nañ ko si bëgg Sëriñ Tuubaa ñëpp xam nañ ko si liggéey nu muy liggéey Sëriñ Tuubaa fii ci dëkk bi soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. waaw boo gisee lii lan la lay def. santaat yàlla rek li ñu defoon daaw fekkee ko déwén santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi di gërëm Seexul Xadim sunu yaakaar tey ak ëllëg nga xam ne moo ñu may lépp li ma leen waxoon rek du ñu jóg ci di ko sant ndax boo gisee tey ji mars bi xanaa xëy na xol yi nag dina metti ndax dañoo ñàkk sunu jàmbaar joo xam ne ñoo ngi moom a bokkoon liggéey bi daaw muy nguude na ko ñëpp ñaanal waaw ñoo ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi di gërëm Serigne Touba bu baax waaw. jërëjëf gis ngeen Muntaxa it màggalam gu njëkk gi yàlla na doon màggal yu bare balla ay sa ànd ak jàmm di ñuy gis ci kanamam yàlla nañu yàlla may ñu fekkee lépp te tal ko ci barke yonent bi. jërëjëf soxna si soxna si na nga def. waaw sant bu wér sant ko tedd gi rek. yow noo tudd. maa ngi tudd Khady Gueye. foo dëkk. waaw ñu ngi dëkk fii Fank la dëkk Ndar Géej sa Sénégal. waaw kon ñu ngi nuyu waa Ndar Géej yëpp. waaw ñu kontaan na rek di sant ku baax ki rek di kontaan si bis bi nag di baal ñëpp ak. waaw ba nga gisee lii tey jii bis bi ñu génn di marche maanaam takk der yi topp leen escorté leen lan la def yow. kontaan si bu baax ndax lii ñu def tey bu naa amoon lu bëgg duñu ko def bu naa amoon lu bëgg tey duñu escorté kon dañuy am leneen ndax bëgguñu woon lii waaye di kontaan rek di sant. jërëjëf vraiment yaram daw na vraiment yëf yi neex dama noppi. asalaamaaleykum
gannaaw biñ sante Serigne Touba suñu yaakaar àdduna ak àllaaxira di ñaanal sëñ Muntaxa Basiru mu yàgg fi lool te ànd ak wër ñoo ngi sant sëñ Touba bu baax di ñaanal maam Cheikh Ibrahima Fall waaw liggéey sëñ Touba nag amul deltu ginnaaw lépp day jëm ci kanam suñu xol dafa sedd ñoo ngi ñaan mënumaa wax sax ndax sëñ Touba moom wax dëgg yàlla mooy suñu yaakaar àdduna ak àllaaxira maa ngi koy bàyyi ak Aïcha mi mu sànni ci kàddu. waaw Aïcha wax si tuuti. waaw asalaamaaleykum waa àdduna jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaraw rek maam Cheikh Ibrahima Fall kon màggal gi ñu ngi koy màggal fii si Malaga tey ñaan yàlla teewe ko at yu bare di sant Seyxul Xadim bu baax nag ndax lim ñu defal sant nañ bu baax alhamdulilah bañ juddoo rek dooni murit ñoo ngi sant. jërëjëf vraiment li daw na yaram waaye gis nañ ci biir ay ñi nga xamante ni nii doomu réew mi nañ ànd ak ñi leen di wax ay espagnol ànd ak suñu mbokk sénégalais yi bokk ci marché bi aussi ñoom faw ñu laaj leen tuuti señora, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Elizabeth. Vale, te hemos visto con la comunidad senegalesa celebrando este día. ¿Qué sentimiento te da hoy? Bueno, me da mucho sentimiento porque sé que hay muchos corazones para un mismo bien y eso es. Vale, te hemos visto con la ropa senegalesa, con esto. ¿Eres una Yaay Fall o qué? Sí, así. Sí. Vale, muy bien kon gis ngeen ko moom aussi nee na benn Yaay Fall bu ànd ak suñu mbokk sénégalais pour fête bis bi waaw kon ba tey ñu ngi ci marché bi ak communauté sénégalaise bi donc tey jii ñu ngi nekk ak suñu benn jëwriñ vraiment nga xamante ni mi ngi ci liggéey Sëñ Touba doon nit ku dëggu ci liggéey Sëñ Touba yàgg ci lool vraiment di orienter gars yi di orienter jeunes yi donc ñu lay laaj jëwriñ tey ban sentiment nga am gannaaw ba nga gisee bis bi nga xamante ni moom la sëñ bi génnoon Sénégal dem liggéeyi suñu borom bis bi nga xamante ni moom la sëñ bi newoon suñu borom bëgg naa bokk su ñooñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tey bis bi nga xamante ni si Zahir tubaab yi ñoom ñoo ko jëloon tey génnee ko dëkk bi tey bis boobu nag tey la tubaab yi dellu si di escorter taalibe sëñ Tuubaa yi xaali leen yoon bi vraiment ngir ñu mën a sabal tur suñu borom mu jëm ca kaw yow tey ji ba nga gisee loolu ban njàngat la am nga ci am tey. waaw jërëjëf sëñ Mor ñu ngi ziar. depuis ba ñu tàmbalee safar gi ba léegi yéen a ngi sonn leen tàyyiwu leen ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ñaanal ngërëmal sëñ Tuubaa li nga xam ne nag laaj nga ko day wax joo xam ne lu naqaree tontu la ndax fi mu toll bis bi day bis boo xam ne fukki fan ak juróom-ñett bis la boo xam ni bisum nattu la woon bisub coono la woon. di bisu boo xam ne njàqare la ci képp koo xam ne Sëñ Tuubaa bàyyi woon la Sénégal bi mu demee ci géej gi ndax keroog ba nga xam ne si bi génn na suñu borom nar ko waaja mu dem ci géej gi ci la bind xasida Hasbunallaahu wa ni'mal wakiilu wax ci waxam ju réy joo nga xam ne yàlla suñu borom subhaanahu wa taala aar na ko ci nit ak jinne ak malaaka ak lépp luy lore mu jug dem ci géej gi yónni maam Cerno mu dem ret ba mu dellusee keroog la waaj duggaatul ci kër gi kon loolu liggéey la boo xam ne engagement la ndax dafa ne walajtu xadiman fi mu tiddaay wasilati sama wasila googu di Muhammad alayhi salaam jaayante naa moom jaayante goo xam ni li ma ko nar a liggéey du ma jóge Sénégal damay dem ndax décret Xaadim Rasul bi suñu borom moo ko bindoon ci mul ndax mulkul ak li baax xadim jaxal ni asna xadim fi man la fa dool yeddim fa sànni fi xeddami j'ai été élu le premier parmi les serviteurs de l'élu man yàlla def na ma gratifier ma ci liggéey bi may liggéey sallallahu alayhi wa sallam et je serai le serviteur du prophète à demeure loolu bokk na ci liggéey bi ndax sababu xëybati an allah araada an anaan mënu jaaxa wa akuna shafiyan li xaw mi wanu xaadiman fi daw mi loolu nag doon na sëkk ci képp koo xam ne murit nga ni Serigne Touba yàlla jël na ko assimilé ko ak boppam jox ko muy jëwriñ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ramu ñoñam bokk ci ñi nga xam ne si bi tam yàlla jox na leen ngir mu nekk biir Sénégal di africain loolu defe naa ni mbégte la ci képp koo xam ne ñuul nga di daw yaram ndaxte lii defew ñu ko Sénégal defew ñu ko Afrique mooy li nga wax léegi donc ñu ngi ko defee si dëkku nasaraan yi nga xamante ni ñi nga xamante ni dañoo génn seen réew dem fii ñëw fii Europe ñoo koy def donc yow loolu lan nga si mën a jàngat. waaw loolu leen Sëñ Tuubaa waxoon ci bureau ba ca Ndar rek ndax keroog ba muy nuyoog borom Ndar la ko suñu borom wax la muy nar fas bir kama sabaru ulul azmi lañ fa xaati ba may mbër mi juróomi prophètes les plus distingués yooyu nga xam ne ñoom la yàlla sànjoon te sallallahu alayhi wasallam doon seen njiit
prophète yooyu yëpp Sëriñ Tuubaa nee na keroog ba ma taxawee bureau ba ca Ndar la ma yàlla defal seen i natt muy sama teeñ kon lii nga xam ne moom lañ nit ñi di def fii muy ñun Sénégal di ay murid di ko def fii Sëriñ Tuubaa moo ko bindoon ndax dafa ne fële ñuy jube sawaadul jismi safaatal fada wa suwal fahmi doon gi ma doon nit ku ñuul warul tax ñu jàppe ma nit ku amul xel wala ku amul xalaat ndax la valeur de la personne dépendrul ci juddoom wala raasam mais dépend de ses actes loolu moo waral Sëriñ Tuubaa ay actam yi nga xam ne si yàlla defal na ko muy xol ba amul kañaan lam yu musa jum cir yu musa mooy yàlla kooku Sëriñ Tuubaa rek la ko yàlla def moo tax mu mën lii ci biir Tuubaa bi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp xam naa ne diggante bi ak marché bi moo tax waaye incha allah dinañ gën a dellu si waat bu baax wax nga dëgg ndax ci bu si kanamee incha allah rabi dinañ la woo ci plateau bi nga waxtaan ak mbokku taalibe yi gën ñu leeral gën a dugg maanaam si histoire sëñ bi waaye ba tey ñu ngi fi suñu benn xarit Mbuuba si di jëwriñ si daayira bi moom aussi lu ñu lay laaj maanaam mooy organisation marché bi tey maanaam nan na ko gaa yi defee lan moo waral mbir bi ak lu tax gaa yi di marché tey ak ban idée la gaa yi am ba ne na taalibe yi wàcc génn si dëkk bi wane drapeau Sénégal wala wane na taal sëñ bi marché. xanaa gannaaw loolu rek dañuy sant yàlla bu baax di xam ne defoon nañ ko daaw fekk ko ren di ñaan suñu borom mu may ñu tan ak fekke boo déwén ak jàmm ñëpp fekk ko kenn bañ a màkki lépp kenn bañ a màngi idée bi mooy wone suñu identité wone fi ñu bokk foo seetloo fii ñëpp ñu fi nekk ay jullit lan waxuñu rek taraxi mouridisme jullit yëpp fi taje pour célébrer da loolu exilu Cheikh Ahmadou Bamba bi mu demoon ci géej gi donc moo dellusiwaat ñuy wone suñu mbégte suñu contentement suñu allégria tu vois dañoo nekk ci dëkku nasaraan boo xam ne bii ñoom xamuñu ñun ñooy kan donc jaadu na ci mbiru sëñ Touba ak fépp fu mën a nekk nit ñi xam ne kan mooy sëñ Touba ñun nag complexé wun dañu wane ñun ñooy kan ban fan lañ bokk fan lañ cosaanoo loolu moo tax ñu wàcc fii won nasaraan yi won leen ne ñun ay julli lan ay muri lan ay taalibi sëñ Touba lan donc loolu moo taxoon ñuy wàcc ci mbedd mi pour wane sunu mbégte ak sunu kontaan. waaw jërëjëf Mbuuba xam naa ne yow tey yaa ngi gisante gars yi pour waxtaan si itinéraire bi ba tey ñu bàyyi la nga dem bon ñu nekk fii si kuréel gi ndaxte ñu ngi waaj a tourner fi nga xamante ni moom mooy rond point bu mag bi nekk ci biir dëkk bi gis nañ ni kuréel gaa ngi taxaw dañuy ñëw wër rond point bi taxaw yëkkati xasida yi. waxtaan ak waa dëkk bi donc muy lu rëy voilà donc gis ngeen mbir mi neex na ba noppi maanaam gars yi li ñu bëggoon am nañ ko ba pare muy victoire bi ñu doon wax tey lii firnaal na ni ba tey ñu ngi ci victoire bi donc ñu xool ki nga xamante kenn ci mbokk taalibe yi koo xamante ni mën nañu waxtaan ak moom voilà. donc sëñ bi ñu laaj la tuuti nga sànni si tuuti si bis bi noo ko gisee. ah neex rek la def bi may première fois mu fekk ma fi may moom wutewul dara ak Touba quoi jërëjëf. voilà donc bu amee koo xamante ni mun na sa sànni kaddu si marché bi sëñ bi. waaw lépp Serigne Touba la de barke Serigne Touba waaw lii moom Serigne Touba rek ko mën a am barke Serigne Touba moom dong moom kese barke Serigne Touba. voilà xool sedd na waaw jëwriñ maanaam li lay wane ni Sëñ Tuubaa li ñu naan adduna bi moo ko moom dëgg la lii adduna bi Sëñ Tuubaa moo ko moom Sëñ Tuubaa moomu réewu Sénégal kese adduna bi la moom ñu ngi sant Sëñ Tuubaa. waaw jërëjëf donc aquí estamos con una señora que está con nosotros. Señora, ¿qué sentimiento te da hoy? Bueno, hoy celebrar el día de Serigne Touba y dar gracias a Jerejef Serigne Touba y lo llevo siempre en mi corazón, Mancha Ibrahima Fall, y bueno, se lo inculco a mis niñas, intento, y nada, aquí celebrar con vosotros vuestro día. Muchísimas gracias. waa ku gis lii xam ni soxna si ni muy waxee sax ngeen xam ni xolam sedd na vraiment yëf yi neex dama noppi ndaxte vraiment gis ngeen ni nu mu exprimer woo nga xam ni xolam sedd na te yëf yi neex dama noppi waa Cheikh waaw ñu ngi lay laaj ndaxte moom tamit aussi day jëwriñ si yoon bi di kilifa di suñu kilifa aussi ñu laaj la tey bis bi nga xamante ni gis nga lii mooy marché bi gis nañ taalib yëpp ñëw ñu génn si dëkk bi nga xamante ni
l'islam dafay tumranke taalibe Sëñ Tuubaa yi génn Sénégal yëpp génn ñu yëkkati drapeau Sénégal di màggal bis bi tey lan la la jox. aoudu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi. ginnaaw bu ñu leen santee gërëm leen ci seen taxawaay depuis ay at a ngi nii ñu koy ànd ak yéen li nga laaj nag moom lu yomba tontu la ndax li ñuy def nii tey dafay dugg ci benn bayit bu Sëriñ Tuubaa wax ni sababu xaybati an allaha arada an anaara minhu jaaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi daw mi maanaam li may génn di ànd ak tubaab yi bu kenn jàpp ni coobare tubaab yi képp moo ma yóbbu pour liggéeyal sama sang ba moo ma tax a jóg rammu askan wi moo ma tax a jóg waaye nag loolu ñi mu ko séqal la Sëñ Tuubaa waxaat beneen bët ni inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li malikin mutarram waxante boobu nar a waxante ak tubaab yi ci seen biir réew mi ñun ci loolu lañ bëgg a dugg tey participer ci ndax kat suñu sang bu tedd ba ci Abdou Khadir Mbacké waxoon nañu dee leen wax seen baaxu sëriñ ci làmmiñ waaye li gën mooy nga di ko wax ci say jëf mooy kon Sëriñ Tuubaa dafa am lu ko boole woon ak tubaab yi mooy tuuma lañ ko jiiñoon wax ne dafay takk xare dafay guerre dafay indi violence dafay préparer loo xam si lu jàmm la te moom léppam jàmm la looloo tax nag mu wax ne nag léegi ini uxaatibu nasara tural fi ardim li malik tura ñu wan ñi nga xam si nag tey ci tubaab yi ci seen réew yi la tubaab yi la Sëñ Tuubaa nar wax ak ñoom loolu nag ñun ñi tey danoo soppaliku ay làmmiñi Sëriñ Tuubaa ñi nga xam si moom la Sëriñ Tuubaa junni ni dinaa dem ba ci nasaraan yi nga xam ñoom laa ko siqoon ci seen suuf yi ma waxataan ak ñoom wax leen li nga xam si loolu moo ma tax a jóg wax leen li nga xam ne loolu mooy indi wax leen li nga xam si moom laa nam wax leen li nga xam si loolu laa jële ci sama sagg ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di jàmm boo gisee ni nga xam si mbooloo mi nga xam si xëy na takk der yaa nga fi ñëpp nga fi waaye bu fi kenn nekkul woon it yar lan fiy wane ak teggin ak sutura ak teraangam te it ku ñu xam ne ci saal bi léegi jàng nañu fi fukki kaamil loolu xéewale ci tubaab yi loolu kon dafa mel ni ñun sant nañ Sëriñ Tuubaa waaye tubaab yi kenn war leen a gën a sant suñu baax. jërëjëf vraiment suñu xol sedd na jërëjëf suñu xol sedd na gis ngeen yëf yi nu mu tëddee nii tey vraiment akasa dégg ngeen baat bi nga xamante ni actuellement nii maanaam mun naa ko wax moom mooy slogan bu gën a moderne Sénégal bu nit yi di wax maanaam leer nañ yéen a koy dëggandoo seen bopp. kenn xalaatul woon lii ñëw ba si dëkku nasaraan yi naan bii réew Bamba ko moom kenn mësu ko woon xalaat. akasa waaw slogan bi kenn mësu ko woon xalaat ni un bon jour dina ñëw ñu yëkkati ko si réewu nasaraan yi donc dégg ngeen lii yéen a ko gisee seen bopp waa dëkk bu ñëpp génn taxaw xool taalibe Sëñ Tuubaa yi di xuus si réewu nasaraan yi naan réew mi Bamba ko moom. ومن جميع الموسيقات كلهم نويت أن أدعو مستصفيا بجاي بصفي سفاي أحمد سيد الورى مصليا عليه توسل لربيا أسأل ربي بجاي النجاة من الرزايا وتنازع البخار لك الورى يا ربي الاسماء منه ومن كل بلد والنقمة لك جعلت يا فيس نفسي وديعة فأنت بننسي هب لي ما أحب في الدارين وفيما سمني من الحرين وجهت وجهي إليك ربي ما وسيلة
رايتي وساك عصبي نجي جنابي من جميع ما يسوء وانيا في كل ما يوسوس عن يترف الأعداء أطرا بالنبي ولبدر الكرام من نجوبي من علي بدخول ساكنا في نقل عسين منهم آمنا أنت الذي تسم من بك تسم من كل ما يؤمه من النخم لك أموري أبدا أفوض وكل من لك التجا لا يرفض وقيدني يا بر كفرا فقني درر لي وكل فتني كفا كفا المشركين عني بآل بدر واجعلنهم يسنين يا بر كل ولا تعجلني دنيا ورا وتجاوز عني للمصطفى بالصلاة والسلام بآله وصحبه على الدوام للمصطفى بالصلاة والسلام Assalamu alaikum, como digamos nuestro idioma árabe, que la religión que nos permite hoy celebrar esta fiesta, que es la celebración del Magal de Touba, que es el reconocimiento y el homenaje que hacíamos hacia nuestro guía que se llama Sheikh Ahmadou Bamba. Sheikh Ahmadou Bamba o Khadim Rasoul, servidor del profeta, es el hijo de Mamor Anta Sali, su padre, y de Sokhna Mam Mariama Bousso, comúnmente llamado Mariama Jariyatullah, que es la vecina del Dios Santo, su madre. Sheikh Ahmadou Bamba nació en 1853 en Mbacké Bawol y falleció en 1927. Sheikh Ahmadou Bamba fue teólogo musulmán, Sheikh Ahmadou Bamba fue un teólogo musulmán, asceta y místico que escribía sobre la meditación, los rituales, los estudios coránicos, la jurisprudencia y la tasawuf, que es la teología musulmana, así como la gramática. Él es también el autor de numerosas obras, en particular en la teología islámica y la recitación del Corán. La mayor parte de su obra escrita es mística y dedicada principalmente a la glorificación de Dios, la oración y la alabanza del profeta Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Él es el fundador de la cofradía Murid. Su confrontación con los colonos franceses era algo inevitable por ser una barrera a su proyecto de asimilación y de exploración de la población. Fundó la localidad de Touba, que es su pueblo santo, en 1887 y consiguió convertir al Islam a muchos reyes de la región. Fue acusado él mismo injustamente por la administración colonial francesa de preparar la Guerra Santa, por lo que fue exiliado a Gabón en 1895. De hecho, muchos pensaban que había muerto porque nunca jamás nadie había vuelto de ese viaje que tenía como meta la liquidación total de toda persona enfrentada a la autoridad.
en 1895, mientras que los colonizadores franceses habían hecho todo para destruir toda resistencia armada. El Consejo Privado de la Administración Colonial había declarado el exilio de Cheikh Ahmadou Bamba. Fue él precisamente el 5 de septiembre en 1895 en San Luis de Senegal. Los colonizadores franceses han tratado rápidamente de liquidarlo físicamente, aunque nunca han podido lograr ese objetivo. En la decisión de exiliarlo en Gabón, los colonizadores tenían como uno de los objetivos que la gente olvidase la enseñanza de Cheikh Ahmadou Bamba en Senegal y en toda mucha parte de África. Como la demuestra ese fragmento del informe del Consejo Privado del 5 de septiembre de 1995 en San Luis. El Consejo dijo, después de escuchar los informes del señor Merlin y de Leclerc y de haber comparecido a Ahmadou Bamba, han considerado por unanimidad la decisión de internarle en Gabón hasta que la agitación social causada por su enseñanza sea olvidada en Senegal. Extraído del informe del Consejo Privado del 5 de septiembre de 1956. ¿Qué podemos aprender de ese día? En ese momento, en un mundo marcado por los conflictos y las guerras, más que nunca se necesitaban ejemplos como Cheikh Ahmadou Bamba, porque constituye una referencia para un mundo de paz, de confianza y de estabilidad para todos y todas. Aunque luchó contra la colonización francesa, algunos reyes de la época lo han propuesto su apoyo militar, pero rechazó siempre la violencia y optó por la no violencia, la paz. Durante, como lo hizo a la vuelta del exilio, la no violencia, la búsqueda de la sabiduría, el amor del trabajo, la violencia pacífica, la determinación y la fe en Dios, el que Cheikh Ahmadou Bamba siempre han enseñado a sus discípulos. Gracias por todo y Cheikh Ahmadou Bamba jërëjëf. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Touba. Baye Fall zikrullah. waa mbokk yi gannaaw ba ngeen dégloo discours bi ñu wax ko ci làkku espagnol nasaraan bi gannaaw ba ngeen gisee gaay yi yëkkati maanaam baatu la ilaha illallah Baye Fall yi gannaaw ba ngeen dégloo xasida yi tey jii nag ñu ngi continuer di marche ànd fii nga xamante ni moom la tubaab bi di wax Paseo Maritimo ndax fii nga xamante ni fa la nit yi bëree fi lañ gën a fonk mooy maanaam seen bijou ñu ànd policiers yi ànd ak ñun ba tey ñu dox ci biir ñëpp génn touristes yi ñëpp yéemu vraiment ngeen xam ne lii daw na yaram kon mbokk yi mi ngi taw ndox bàyyi nga wàcc ci kaw taalibe Sëñ Tuubaa yi waaye ñu ngi ànd ba tey di yëkkati baatu la ilaha illallah di ko jëmale ci kaw xasida yi di jolli lii daw na yaram kon nag lu ñuy def mooy ànd ak mbokk taalibe yi ñu dox ba ci kanam ñu dem ñu wéy la programme bi waa Sen Vision TV léegi dara diaspora ñu ngi ànd ak yéen tey journée bi yëpp ànd le 18 safar di ko màggal ndax fépp fu Sénégalais ne gis ni taalibe Sëñ Tuubaa yi nekk Malaga ni ñuy màggalee bis bi kon mbokk yi ba ci kanam ñu wéy gi leen ci programme Sen Vision TV.